zone sylvo-pastorale bu ñu ko waxee rek sa xel dafay dem ci wàllu sàmm gi mu doon ab secteur bu am solo ci économie Sénégal. waaye nag jamono ji exploitation familiale élevage mi ngi daal di bëgg a suuxi ndax nag sàccum jur gi fu mel ni Daara Jolof di dund li ni mel. vol de bétail presque buñ koy wax côté Daara Jolof la gën a bari parce que Daara Jolof fa la jur gi ëppee Daara Jolof aussi mooy marché à bétail bi nga xamante ne bokk na ci marché yi gën a mag ci sous-région bi. mais foog naa ne mooy marché bi gën a mag ci Sénégal ci wàllu approvisionnement du bétail parce que dafay dajale jur gi nekk ci biir Sénégal mais aussi dafay dajale jur gi jóge Mali ak jur gi jóge Mauritanie. xam nga jafe-jafe yi ñuy dund éleveur souvent donc bu fekkente ne nag nit ki production bi mu am mooy sàmm rek boo jëlee jur gi ça veut dire que rey nga famille bi yëpp. sàccum jur gi am ay façon mu doon ñaar rey jur gi daal di jël seen ndawal wala daal di leen yóbbu. am na ñoo xam ne dañuy ren di yóbbu am na ñoo xam ne dañuy ñëw yor seeni fetel gardien yi fi nekk dañ leen di engagé. vol de bétail moo sonal ñi ci àll beeg ñi nekk Ndakaaru ñëpp. dañ koy sàcc léeg-léeg ñu yóbbu ko foo xam ne fii dañ koy rey fees ko ba pare jël ndawal bi indi ko di ko jaay marché. defkatu ñaawteef yooyu la bu ñu reyee jur gi wala sax ñu yóbbu ko dinañ daal di indi jafe-jafe yu bari ci famille bi. parce que li ñu naan exploitation familiale élevage troupeau bi li koy construire mooy famille bi nga xamante ne moom moo nekk ci biir kër gi kenn ku ne am na fa benn wala ñaar. boo ko gisee mën na fekk famille bi 20 personnes la wala 30 personnes 30 personnes bu kenn ku ne amee 10 mu ngi nekk 300 têtes. bu fekkente ne sàcc bi ñëw na jël si wala nag mu jël yëpp. ça veut dire que rey na famille bi yëpp du borom kër gi du jabar ji du xale bi mun na sax fekk amoon nañ seen doom étudiant ou étudiante lu mun na fa jaare yàq lépp lu famille bi doon def. day indi itamit lu jëm ci wàllu découragement. parce que bu fekkee yow boo yaree ñu jël ko da ngay dem ba dootoo yar te boo yarul yaa ngi loraale ki nga xam ne tey boo yaroon mën na jële ci yow dara. tey ñu bari ci sàmmkat yi dañoo mujjee indi seeni jur ci Ndakaaru ndax nag bañ ka leen sàccal. maa ngi ak ay bergerie maa ngi ak ay tool. waaye xëy na am nañ jafe-jafe nag parce que soo xoolee 80% ci xar yi dama ko indi au niveau de Dakar parce que mu noon yu bari dama ko doon def ci tool bi mais soo xoolee tool yu bari yi ñu dendal ay sàcc dañ fay am parce que souvent danañ sàcc nag yi sàcc xar yi sàcc jur gi. ba nga xam ne affaire bi daf ma mujj xaw a jaaxal mujj gi ma obligé bàyyi fa yenn nag yi jël yenn montant xar yëpp retourner leen Dakar. ñi sàcc jur gi nag bu dee xar la dañuy taamu raas yi. laadum yi da ngay gis mbote bi gën a tuuti rek da nga koy jaay 1 million ay 1 million 500 ay 2 millions xam nga valeur bu toll noonu boo ko jëlee nit ñëw fekk ko ci këram jël ko rendi ko xamul valeur bi. ndax ñoom ñëpp. ñii ay ñaar fukki xar ak juróom ñii ay ñeent fukki xar ay juróom te xar yi xaru laadum la xar boo xam ne lu mu tuuti tuuti boo koy jaay ci 5 millions la déparé ba ci 1 million 500. soxna si di présidente femme éleveur bu Sénégal dund lu metti ab bergerie la amoon ay nag ak i xar lépp la ñu boole sàcc te mu jëwul fenn. sama gët lëmm lañ ko la sama sàmm bi sàcc sama gët jaay ko dem Italie. fukki nag ak juróom yëpp dañoo ëmboon Sénégal yëpp yëg nañu loolu. man mi ko dund sama fukki moroom ak juróom dund nañ ko mu doon lu metti bu doon bu njëkk ay benn jur la ñu tàmmoon di sàcc jamono ji mbir mi dafa taxarnaase. fi mu commencé woon dañ doon ñëw jël benn yóbbu. des fois jëw ñël ñaar yóbbu yenn saa yi ñëw jël gétt ki yóbbu ay étape la. tiitaa ngi jug ndax sàcc gi dafa dem ba tey jii ñoom ñi koy def mu jaral leen ñuy faat ay bakkan yor ay gànnaay. étape bi ñu toll nii nag mooy étape bi gën a doy waar parce que sàcc yi dañu amee ngànnaay. parce que boo aaree sa jur nga foog ne bu ñëwee da nga ko yóoxu mu dem mais bu ñëwee day ànd ak ngànnaay faat la yóbbu jur gi.
ki yor ngànnaay ñëw di dajeeg yow soo ko naree contre su la jekkoo daf lay rey. dañoo yore ay ngànnaay yore ay moto yore ay oto day am kuy génne am ñeneen ñuy wàllu ak ñeneen ñoo xam ne ñoo koy jël dugal ko ci biir oto bi. sàmm yi dañuy woote wàllu te xam nga yuuxu guddi kenn du ko bàyyee benn nit. fitna gi mi ngi am noo gën a jege see rek ci grande ville yi. zone de Niayes fu mel ne ay fi gën a jege dëkk yu mag yi fu gën a jege ay Thiès ay Dakar ay Touba ay Mbour ay Kaolack foofu lay agression gi di gën a rëy pour faat nit ki yóbbu juróom. tey jii ay ndaw nag jóg témb ndax sonn loolu ci sàcc gi ni dañuy taxawal ab collectif ngir daal di koy xeex. moo tax xale yi nekk Thiès daal di jóg di fabu ne ñu créé benn comité de lutte contre le vol de bétail ma da ci sant Ndongo Fall bu baax a baax ndax comité boobu bëgg naa mu nekk comité national boo xam ne ñun ñëpp dinañ ci jàppante ndax sàcc yi boo leen daxee Thiès ñu dem Kaolack nga dax leen Kaolack ñu ñëw Tamba wala ñu dem Diourbel wala ñu dem Matam te loolu nekk na loo xam ne di wàññi na lu bari ci càmm Sénégal. collectif boobele nekk sa Thiès ba ñu yegsee rek moom président collectif bi buy xeex wàllu vol de bétail ca Thiès ñu fekk ko mu génn ci tribunal bi moom mi li amoon ab audience ci wàllum sàcc njur mi. tribunal la ñuy jógee nii parce que man dañ ma sàcc 44 laadum guddi gi ñu gis ñeent sàcc yi. dossier bi nag defuñu ko mu nekk benn dossier mu nekk ñaari dossier foofu la ñuy jógee nii nag ak sama avocat. waaw ñi ñu jàppoon kenn ki jàpp nañ ko. après avocat am ñaanal ko liberté provisoire ni bët yi neexul. laadum mi fekk nañ 7 gis nañ ko 7 fi ñu fekk sàcc yi yeneen 37 yi ba léegi gisuñu ko. juróom ya ñu sàcc nag daal di indi njàqar ci moom. sàccum jur gi chômage la indi man mii avec donc mes propres moyens je suis donc universitaire avec mes propres moyens. mën naa ba am ay ndaw yoo xam day ñëw di liggéey si man sàccum jur gi tax na ndaw yooyu yëpp dem si wàllum chômage. baneen bi ñëpp découragé pour sàccum jur fi mu toll nii sax borom kër yi xamante ni chaque année dañ doon jàpp seen xar pour mën a am xaru tabaski ñoom jaaxle nañ fi mu toll xamuñu fu ñuy jëleeti xaru tabaski. bu ñuy ñëw dañuy yor gànnaay yenn saay sax lu ñu gis rek dañ koy tiire rawatina xaj ci garde jur gi. ma sàcc oto la ñu yore te as mën naa continuer numéro oto bi ñu yore ay oto la ñu yore ay arme logistique bu extraordinaire sama xaj sax dañ ko war a yóbbaale ko. mais du passé na doy waar dañuy massacrer loolu moo tax nag ñun ñuy jaaxle donc sàcc yi ku leen laal am problème te buñ la laalee doo mujj fenn ñun. voilà vol de bétail bu ñu koy wax du ñu ko wax te tudduñu ci région de Thiès rawatina Notto Diobass à 11 kilomètres de Thiès béréb bi nag diwaan bi nekk na diwaan boo xam ne ñii di éleveurs yi sonn nañ loolu ndax nag liñ leen di sàcc ci njur bari na loolu tey nag liñ ciy dund métti na nekk nag loo xam ne ñu ngi koy méttitu loolu malgré que nag gendarmerie bi jege na leen te it xeex yuñ ciy def yëpp terewul ñoom ñi leen nag ñu ngi dund sàcc gi bu metti ba tax na ñuy dem rek dajeex benn soxna boo xam ne victime la dund na li ni mel ay juróom dañ ko sàcc mu ngi wuyoo si tuuru Fama Diouf nag doon éleveur waaye nag li nga xam ne mooy sàccum jur gi sonal ko loolu daal di dugg ci biir xool ki nga xam ne mooy Fama Diouf li nga xam ne loolu lay dund ak jur yi la mu amoon ak jamono ji lan la am ci li ko dese ci ay jur ndax nag sàcc gee fa dama yer samay xar jigéen laa ma tabax nii gis nga ñetti nit yoo xam ne dafa rangaloo nii fii bu guddee fi laay fanaanal xar yi tëjee sama buntu weñ bii fii pour yendu laa leen doon defal côté bale néegu béy yi la mais néeg bii ak néeg bi ay xar lañ defoon ñu ñëw tëb fële miir bi cappeelu ci biir kër gi jël xar yëpp yëguma bu gudd yëguma bu gàtt man daal dañoo jóg rek gis buntu yi ubbeeku ma yee sama doom bi ma ne ko buntu yi ubbeeku na de dajji nañu buntu yi de ñoom fii la ñuy jaar cappeelu dajji buntu bële daal di génn xari jooyu ñu def ñu dara. moom Fama Diouf nag jàpp ne ginnaaw ngàndaay yu ñuy yor ñoom sàcc yi dañuy yor xar fa fuufa. man de loolu laa yaakaar ndaxte sama xaj bi fi nekk ngelaw sax da koy mbaw mais xaj bi ngaa mënu ko def boobu ba léegi ñu ngi tëdd yàlla rek a xam nag te xam naa ne bi ñu jëlee sama xar yi
pour ma wax mënuma ko toog naa fi weer boo xamante ne tëdd rek ndax sama xarit boo mësa su ma mësaan a taxaw nii rek dañuy mbeem waaye xar ngaangu te man sama nelaw guddi bariwul rawatina xaj bi xaj bi ngaangut ñaari xaj a fi nekk fii koo fi yónni day ragal mais xaj yi kenn waxul man mii ci sama bopp yëguma lu xew. ñu yóbbul ko ay laadum ak i azawaat tax li ni mel def ko ab traumatisme. yëg-yëg bu metti dafa mel ni man dañoo ñëw fekk ma maak sama njaboot yëpp ñu tëral ma jàll parce que man jigéen laa waaye ba ma judd ba tey damaa bëgg yar. ñaawteef giñ ko def tax moom mile di Fama Diouf bokk nag ci collectif bi xeex sàccum jur gi. collectif bii lu tax ma bokk ci Ndongo Fall mii li ma dund moom la dund bi nga xamante ni nii def na ko man maa njëkk a bokk man maay premier membre am xam naa ndaxte dañu maa sàcc mercredi jeudi vendredi samedi dimanche lundi bi moom ñu sàcc ko ci guddi 5 jours la ñu rawante. collectif bi nag di tëral ay activité ngir xeexe sàccum jur gi moom Ndongo Fall di xam ne nag lim gi ñu mën a jàpp ci département bu Thiès doon na ay téeméeri di xar ak i nag yu ñu sàcc. mais tey jii lii tax na yéen collège des jeunes pour def lan teg benn association pour xeex le vol du bétail noonu ngay xeex. waaw ñun collectif départemental de lutte contre le vol du bétail ñu ànd si ak kilifa yi. léegi ñun liggéey bi ñuy def lenn la rek mooy ñu booloo nekk benn dénoncer sàcc yi ak ndeyi sàcc yi ak ñiy jàppale sàcc yi ñu wax ko autorités yi ndax autorités yi daf li war. collectif bi ànd na si nag ak collège des jeunes du CNCR ak waa CNCR liggéey yu bëree bëri la ñu def maanaam 27 sàcc jàppagul nañ ko biñ commencé ak léegi en collaboration avec la brigade de recherche. am na ay quelques moutons receleurs yu mag yi nekk quartier Cité Senghor fii nii si collectif bi fexe nañ donc bañ jàpp leen ba ñu ngi prison am na ay quelques éleveurs yu si jot a gis seen i xar mais liñ si jot a gis à peu près mëtul sax 1% si li ñu sàcc. commune Notto Diobass rek statistiques yi tey si département de Thiès bi statistiques yi pré-caravane bi biñ ko defee dem si commune yi collecté ay quelques informations 825 moutons sàcc nañ ko. Beaucoup d'exploitations agricoles sont victimes. ci lim googule bari ci ay soxna loolu ni ki Fama Diouf ñeneen itamit daal di koy dund. am na ñeneen jigéen ñoo xam ne ñu ngi ci biir région de Matam ñu ngi département de Kaolack am na région de Fatick daaw ak daawaat jéeg yëpp dañoo sàcc seen jur ñooñu nag xam nga jigéenu sàmm dëkk ci kaw gi yore sa njaboot yore sa kër. buñ la sàccee pour nga naan da ngay dem porter plainte da ngay jaabante tribunal day daal di métti. ñenn ñi leb banque ñeneen ña ca des ci wàllu calebasse ñoom soxna yi nga xam ne dañ ci doon yëngu mu doonoon seen activité génératrice de revenus ñu ci bari seen mbir daal di nax saay. ñuy sàcc jigéen ñi ak xale yu góor yi yàlla xam ne jigéen ñi nag moom neen nañu parce que ñun jigéen ñi dañoo nekkoon ci fóotaan ay soqaan léegi la ñu xalaat ñu ne nañ dugg ci élevage te maa ngi defoon pere ci banque yi di jënd. di dugal pour bu ma amee bu góor jaay di man di fay banque yi léeg-léeg bu jigéen bu baax bu ñëwee tamit ma jël ko jaay mën a dem fay banque yi ndax bëgguma yoreel état dara wala banque dara waaye nii la ñu ma def maa ngi nii sama bër yaa ngi nii aw ma dara lu ma mën a fay te mag laa te wéruma kon dañu doon dem di fóotaaneeg di def yenn liggéey nañu dem bu ñu defee suñuy pere ñu jéem a jënd suñuy xar yar lu ci am ñu mën a fay fële mën ci suturlu xam nga tey ji lu tollook ay juróom benn xar tey jii su ma doon jaay am na ci ñetti xar yoo xamante ne xalaatuma ko jaay 400 000 ci kuy yi maa ngi nii aw ma dara tabaski gi aw ma sax lu ma tabaski. am na ni lu ma tabaski tey gis nga ko ni néeg bi widd fii mu widd dara aw ma ko maa ngi dëkk ci souffrir. la leen mën a yàqal ndax boo amee sa alal dañoo samp loo xam ne li dañ ko tuddee calebasse de la femme en élevage dafa amoon partenaire bu ñëwoon gunge ñu ci passage du don muy USAID Yaajendi bi ñu demee ba jeexal ñun ñu jëlaat projet boobu nekk ko jigéen ñi nga xam ne dañoo néew doole te ay sàmm lañu ay doomi sàmm lañu ñu nekk ci gox-goxaat yi ñu xeex ndóol ak ñàkk ci biir jigéenu sàmm yi ñu jëndal ñi néew doole ay xar ay béy muy jur ci biir kër gi danga day xëy benn suba rek mu yeew rek fekk menteg meres ci biir gëttam mu taxaw waaru dem ci présidente bi présidente bi mënul dara ne ko won ko yoon de demal porter plainte boo porter plainte nangam ak nangam. bu ñu dellu see ci Notto Diobass kër goo dugg rek sàcc yi jot nañ fa jaar yóbbu fa ay jur. kër yi
nga xam ne ginnaaw topp googu nga xam ne ci àll bi dañuy yendu ba jant so buñ ñu boyuwaatoon bëccëg gi waxuma la di xaar guddi waaye bëccëg gi képp bu ñu boyuwaatoon ba ñëw fi lu fi des dinañ ko yanoo ndax maanaam duñ fi fekk kenn. wallaahi def ko nag mu feeñ musuma koo fàttaliku toppale leen mu feeñ musuma koo fàttaliku déedéet kuñ ci jëlal rek dem na. li metti li dal waa Notto Diobass dal itamit yeneen i béréb bi tax nag imam bi di woo bépp imam rek ci département bi ngir ñu amal ay xutba jëmale ko ci wàllu woowee. ñu ngi yuuxu ak wàllu suma moromi imam yi ku ko ci dégg ngir yàlla na jóg maanaam def loola muy itteem te it lay def ga muy itteem ajjuma jii di ñëw ñun ñëpp nañ ci xutba. ja ca toppit xam naa ne jigéen a tabaski gi ci wàllu actualité la ci tabaski gi ngay jëm wax ci nit ñi waaye fu tabaski gi jàllee itam man sama jumaa jaa ngi incha allah fas naa ko yéenee topp ay yooni yoon yoo xam ne bu ñu leen arrêté woon bande bi ba indi ko di ngeen yëg ni imaam la mu doon wax ak yéen def na ko ndax dañoo ñor. moom mu jàpp ne boo moytuwul nag askan wi fi ñu toll ci mer dinañu fajal seen bopp. askan wi mer mi ñu fanaanoo ak ni ñu leen di tëroo. bis boo xamee ne jàpp nañ ci kenn bu wutul lu état gaaw dinañu saafaraal seen bopp ndax mer mu yàgg mu ñu fanaanoo. Notto Diobass jege loolu gendarmerie bi ñu dem fekk fa commandant Traoré di ñu xamal ne moom munu cee àddu waaye nag mu ñuy xamal ne ñoom seen liggéey du lu yomb ndax nag ci 108 villages ñoom dinañu amal ay patrouilles saa su ne tey nag mu ne askan wi seen bopp dañoo war a yokk renforcer sécurité fi ñuy denc jur yi. arsenal bi ñu àndal ak quantité bu ñuy jël tax éleveurs yi jàpp ne ab réseau de vol de bétail bu mag a mag. réseau la gis nga vol de bétail réseau la réseau bi dafay am ki nga xamante ne souvent mun nañ la sàmm jur mënuñu ko sàcc te sàmm fekkewul il faut que mu leer. man ne réseau bu mag a mag la boo xamante ni dafa am des voleurs à col blanc des voleurs à col blanc ñooñu ñoo sonal nit ñi booy ndaw yi ñuy yabal ñuy jël jur yi di yóbbu daa am ñu leen di yabal des voleurs à col blanc ñooñu sonal mais parce que boo leen gisee doo leen ko foogee doo leen ko yaakaare ñooy nekk ci yenn kii conditions yi xamante ni ñooy joxe directive yi. réseau boobu li leen dooleel bokk na ci. mooy transporteurs yi mooy receleurs yi parce que plus ngay gën a dem au nord di dugg Ferlo bi càcc gi dafay wàññeeku parce que foofu amul moyen de transport kon ça veut dire que aspect transport dafa nekk benn aspect bu jox doole vol de bétail donc nag loolu moo tax dañoo war a xoolaat côté transport waxtaan ak transporteurs yi ñoom tamit ñu jéem a seet ban waxtu la jur war a sëf oto war a sëf ay jur. li ci mën ci am li ci gën a doy waar te jaaxal askan wi mooy koo si jàpp rek du yàgg nga gisaat ko. sàcc boo jàpp yóbbu ko gendarmerie ñu jàpp ko yóbbu ko transféré ko prison bés bu ñu ko attee li ci ëpp doo xam lu tax ñu bàyyi sàcc bi. mais léegi buñ la sàccee nga xam sa sàcc ñi fi jot a jàpp yëpp seen sàcc dañ leen di yóbbu duñ leen tëj sax fukki fan sàcc bi génnaat di la romb di la mbëllee. yenn saay sax dem ba ca tribunal di la affronter. sàcc yor sa arme suñu la jekkoo rey la nga dee bu dee sa doom la mu rey ñu dee te ñun buñ leen laalee ñu ni lu tax. tey da ngay am sa sàcc jël avocat comme yow nga jàkkaarloog moom te sa alal dem na loolu metti na. suur biñ ma doon àtte ak ñooñu ma sàccoon ci la ñu doon àtte kooku léegi biñ ko àttee xam nga lan la procureur bi wax mu ne lan moo tax nga dóor ko wax ko ki ñu sàcc xaram ne ko dóor loowuñ la da nga ko waroon a jàpp indi mu ne dafa yoroon jaasi bëgg maa gor léegi ma jël kuur bi ma yoroon dóor ko loxo bi dam léegi bi loolu amee mais xam nga lu ñu àttee borom xar mi dañ ko ne dañu laaj sàcc bi ne ko loo koy alamaan mu ne 500000 ak tëj ko 2 mois est-ce que loolu nag ñoom su la fekkee loolu mu ngi continuer vol de bétail dañuy jóge Sénégal. te moo ne de jëwriñ ji yor wàllu sàmm gi waxoon na ne dinañ ci jël ay matukaay waaye ba léegi furaas. vol de bétail ñu bari wax nañ ko ñëpp jooy na man gis naa tey bi ma ñëwee ministère de l'élevage ba léegi
ñu bari ñoo xam ne jàpp nañ ne secteur de l'élevage mooy secteur bi nga xam ne mooy avenir du Sénégal ba tax na ñu bëgg cee dugg li leen ci téye li nga xam ne moo leen téye ba dugguñ ci mooy càcc gi nga xam ne moo nekk ci jur gi muy lu yéeme ñaari yoon président de la République à sa décharge interpellé ne ministère yi nga xam ne ils sont concernés ministre des forces armées ministre de l'intérieur ñun ñile ministre des collectivités locales ne ñu réunir pour mën a trouver une solution définitive à ce fléau là solution boo xam ne li ma ciy séentu man en tant que ministre de l'élevage muy solution boo xam ne du ay wax ay jëf lay doon ñu tàmbali jëf ci xeex loolu ñoo ko seq ñu toog waxtaane ko jël des mesures am benn plan de guerre contre le vol de bétail. acteurs yi ne ñoom gisaguñu dara benn matukaay lu dul sàcc yi di gën a ëpp loxo. soo xoolee ñun yarkat yi gisaguñu loolu parce que buñ ko gisoon danañ la ko waaye ñun gisaguñ ko te sàcc baa ngi bëgg a metti. doole joo xam ne gouvernement moo ko moom moo ko yore mën a jàpp ni tëj ko comme ni ñu ko waxee woon ngi criminaliser ko ba kenn dootu ku sàcc dootoo génn di tal sàccaat buñ defoon loolu ba tey ñun am nañ ci satisfaction. président de la république Kunkum Séeréer defe naa 2013 la woon mu ne dama leen woo fii pour waxtaan ak yéen ci càccum jur gi dinaa def benn loi boo xam ne képp ku sàcc jur ci biir Sénégal néew na juróomi at bari na fukki at ñu condamné la def ko crime loi boobu voté nañ ko ci assemblée nationale waaye njeexital bi. dañoo bëgg nag une loi bu criminaliser le vol du bétail sàcc yi am nañu doole lool si askan bi mais ñun loi bi daal liñ ciy déggagul c'est un délit aggravé gis nañ fi ay sàcc yoo xam ne 6 mois lañ leen tëj am na yoo xam ne ay 1 an am na yoo xam ne 2 ans ñun loolu mun ñu considérer ne kon le vol du bétail a été criminalisé. looloo waral ñuy laaj fu loi sur le bétail tollu Maître Fall addu ci loi 2017-22 du 22 mai 2017. Non, le vol de bétail, c'est pas un crime. Le vol de bétail en tant que tel, la prévention du vol de bétail en tant que tel, ce n'est pas un crime. Ça reste un délit. C'est un délit. te xam nga lu tax sax mu nekk délit la waaye délit boo xamante ni dafa garaaw mooy la ñuy wax ci suñu jargon vol aggravé te mi ngi commencé nekk vol aggravé à partir de 2017 ci loi boobu ñuy wax loi bi ñu voté woon 2017 muy la loi 2017-22 du 22 mai 2017 loi boobu moom moo indi vol aggravé en matière de vol de bétail donc képp ku ñu jàpp ci càccum jur loi bi dafa ni dañ la war a tëj 5 ans à 10 ans de prison am na tamit ay amende yoo xamante ni loi bi daf ko teg ci koo xamante ni jàpp nañ ko ci wàllu sàccum jur donc jàppal ni du crime mais délit vol aggravé la waaye nag. délit bi am na fu muy toll dina dem ba jëfin gi dina doon ab crime. xam nga vol simple sax mën na nekk crime parce que jàngee code pénal Sénégal am na article bu ñuy wax 366 ak article bu ñuy wax 368 article 368 moom moo prévoir vol de bétail ak daan yi nga xamante ni moom la ñu war a daan ki nga xamante ni dañ ko jàpp ci sàccum jur. à côté de l' article 368 am na article 366 article 366 dafa ni képp koo xamante ni dañ la jàpp ci càcc goo xamante ni ñaar wala ñu baree ko def wala càcc goo xamante ni ban koy def ña ko doon def dañu utiliser woon ay armes wala ña ko doon def dañu utiliser woon ay voies de fait ay violence mooy xoqatal di tirer ay coups de feu ay sommation yu kenn xamul tiital nit ñi wala càcc goo xamante ni ña ko doon def ban koy def dañu utiliser ay moyens de transport loi bi dafa ni ñooñu peine yi nga xamante ni dañ leen ko war a daan travaux forcés la de 10 ans à 20 ans donc vol boobu mën na nekk criminel vol de bétail mën na jóge ci vol simple vol bétail simple dem nekk un vol criminel dem nekk un crime. ñenn acteurs yi
jàpp ne ci seen biir itamit war nañu xoolante ndax nag ku xamul jur gi doo ko sàcc. il faut ñu nangu waxante dëgg ñu def benn atelier ñu ne kan moo mën a sàcc jur est-ce que yow mën nga ratt tey nag yow mënoo ratt nag nag pour nga ratt ko il faut nga doon sàmm pour nga sàcc il faut nga xam jur gi foo koy jaaree donc loolu dafa nekk benn phénomène bi nga xamante ne ñi ciy liggéey fokk ñu pare pour mu jóge fi xam nga boo joxoñee sa benn sama bu ma la joxle sama benn baaraan bii sama ñetti baaraan yi dañ may joxoñaat ñu ne ma xoolaatal sa bopp balaa ngaa joxoñ keneen ki. tey nag fu sàcc tollu tax acteurs yi def seeni recommandation affaire kër yi nga xamante ni dañ koy miire wala kër yi kenn dëkkul loolu dañ cee war a bay xel trop beneen bi ñu ngi koy wax souvent lu bari mooy abattage clandestin mooy abattage clandestin aussi pour mu am fokk mu am benn miir bu ñu clôturer te kenn dafa dugg mais boo bëggee def abattage clandestin ci biir fu ñu lay gis booy rendi nit ñi dana la kii li muy rendi moom mu ko mais abattage clandestin dafay am lieu clandestin bi nga xamante ne fa la ñuy def abattage clandestin kon donc nit ñi dañoo war a xoolaat aspect yi nga xamante ne moom mooy favoriser vol de bétail te mu nekk ci biir nit ñi ñu fàtte loolu ji wax leneen di dem di créer sax ay association lutte contre le vol de bétail def ay karang-karang di dem di solliciter ministère de l'élevage di ko jàppale ci ay mbir yu diis mais am na mbir yu sew nit ñi mën ko régler seen bopp loolu mooy lutter contre le vol de bétail parce que bu ñuy wax ci affaire lutte contre le vol de bétail ñu fàtte chef de quartier yi nekk ci biir dëkk yu mag yi def nañu erreur fàtte conseillers yi fàtte préfet yi ak sous-préfet yi nekk ci biir dëkk yu mag yi def nañu erreur ASC yi parce que mooy loi bi nañ ko seetaat président de la république damaa bëgg ñu woote benn forum de lutte contre le vol de bétail forum laa wax le lutte contre le vol de bétail ñu def assise yoo xam ne ñëpp dinañ teewe tribunal dina teewe gendarmerie force de loi yi dinañ teewe képp koo xam ne kii am nga baat ci wàllu càccum jur nga teewe ministre de l'élevage teewe ministre de l'environnement teewe ministre de l'agriculture teewe ministre des forces armées teewe ministre des finances teewe ñii ñëpp teewe ñu waxtaan seet naka la ñuy def pour génne càccum jur ci biir Sénégal. sàccum jur gi dem na ba yàq ay famille ñenn ñi seen xel dem ndax traumatisme ña ca des découragé ña ca des doon créer itamit ay emploi ñàkk seeni liggéey ndaw ña itamit ñàkk seeni liggéey te indi bekkoor ci yenn diwaan yi te buñ ci taxawul mu yokk ñàkk gi acteurs yi nag jàpp ne ginnaaw ñoom ba ñu seetante seen bopp rek gën a sensibiliser waat nguur gi dafa war a daal di recenser ñi nga xam ne tey yëpp ñoom la ñu sàccale tey it amatuñu dara lu ñu jàpp ñu fexe rek ba mayat leen chance ba ñu mën a amaat ay jur ngir mën a dundalaat seeni njaboot dundalaat sàmm gi